ñu bari sama askanu julliti ñoo ngi dee ndax cat bu nekkul ndogal. cat lu am la te bu amoon lenn luy dépasser ndogal cat lay doon. looloo nekkoon waxu yonenti yàlla bi alayhi salaatu wassalaam. muslu ci cat ak làmmiñ wareef la kon ci ñun. moo tax fajlu te andil leen ay saabu yi ngeen sangoo ngir mu dindi cat bi leen topp. saabu yi dañuy dindi cat ba mu set wicc te am na ñaari façon. am na bu 5000 ak bu 2500. képp ku ko soxla wooteel gaaw ci numéro bii di 77 664 28 28 ak fajlu te maladie incurable du cat ak làmmiñ moo lay sonalati. Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. ginnaaw bi ñu prêté serment d'allégeance ak jullitu Médine ci pet naka la yàlla maag mi di digalee julliti ñu gàddaay te naka la gàddaay boobu sa Médine di demee. bu yéeféeri yëgee loolu naka la ñuy dajaloowee te naka la iblis ci boppam di soppale ko am màgget ngi mën a fekkee réunion boobu. lan la ñuy décider ci réunion boobu xanaa rey Muhammad alayhi salaatu wassalaam. naka la ñuy demee ngir rey ko te mbaa yonent bi dina leen rëcce ngi mën a dem gàddaay moom tamit ànd ak Abu Bakr sa Médine. yàlla maa gi mi nangul na saxaaba yi ñu gàddaay ci seen ville. nangul na leen ñu bàyyi seen dëkk bi ñu màggee. bàyyi seen njaboot seeni alal ak seeni ay njaay. yàlla maa gi mi nangul na leen loolu ngir ñu gàddaay ci beneen dëkk ci dëkk bi ñu miinul. te loolu yëpp ngir lan ngir koosu yàlla maa gi mi. mag ji bàyyi na rakkam yaay ji bàyyi na ay doomam doom ji bàyyi na ay waajuram papam ak yaayam. famille tàqalikoo nañ. te ci noonu la julliti sacrifier lépp ngir seen boroomu maa gi mi. si ñu njëkk a gàddaay peut-être même avant deuxième serment d'allégeance bi famille Abu Salama bi la. si ñoom Abu Salama jabaram Ummu Salama ak seeni ñaari doom. famille boobu bëgg na gàddaay ngir yàlla màgg mi gàddaay si sànceew yàlla bi. waaye waa famille Ummu Salama bi bañ nañ seen doom ji jigéen ji dem gàddaay te tëj nañ ko ngir tere ko mu dem. si la Abu Salama décidé kon gàddaay moom kese. te ci noonu la tàmbalee gàddaayam gi bu dee nag doomam yi des nañ ci seen wetu yaay. famille Abu Salama bi ñëw nañ ngir récupérer leen waaye famille Ummu Salama bi bañ nañ. xëccoo nañ ci xuloo si te xale yi ñoo mujjee gaañu ci xëccoo boobu. te ci noonu la ab famille lu mu tasee te xale yi mujj nañ dem rejoindre seen famille papa ji gàddaay na sa Médine te yaay ji des na seen famille bu ndaw boobu tas nañ ci lu leen neexul te loolu yëpp ngir kan ngir yàlla màgg mi ak yonente Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ummu Salama mi tiisoon lool tàmmoon na di yéeg ci benn tund. dafa daan yéeg bés bu nekk ngir jooy jëkkëram ak ay doomam ba ni jant bi di soowee. te loolu duré na atum lumbu. loolu duré na ba niñ koy nangulee mu dem gàddaay. si la demee kon moom kese jubali Médine. te ci yoon bi Ousmane ibn Talla gis na ko te gunge na ko ba si jumaaw yonente yàlla bi sa Médine. te noonu la immigré yi daan génnee Màkka jubali sa Médine. dañ daan génn ci pet en groupe wala ñoom kese. li ñu bëggoon rek mooy def lu neex yàlla màgg mi bëgguñu woon dara ci dund bi fii ci àdduna. bàyyi nañ seen ay alal seen ay doom ak seen ay famille. ñu bari ci nit yi làkkatu nañ dem gàddaay ba mu des Umar ibn al-Khattab mi yëgal waa Xurays damay gàddaay sa Médine ngir yàlla ak yonenteem képp ku bëgg yaayam jooy ko na ma fekk ci tund bi. te noonu la Umar gàddaay jee en puissance ak ci bépp honneur. bu dee nag yeneen jullite génn nañ Màkka ci pet ngir am mbëggeelu yàlla ak ay taw féexam. groupe bu voyageurs yi tàmbali nañ jóge sa Màkka fu quelques saxaaba rek des. ci noonu la yàlla maag mi digalee ñu gëm ñi ñu déplacé wu ci benn ville dem ci beneen. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci këru Abu Bakr ay wetu midi. toog na ak moom ci benn heure visite bu mu tàmmul woon. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana seeti lu bari Abu Bakr waaye jamais ci ay wetu midi. Abu Bakr yàlla na yàlla bég ci moom nee na visitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waxtu boobu sûrement ci lu am solo lool lay concerné voire même vital.
ci moment boobu lu ëpp ci saxaaba yi yàlla na yàlla bég ci ñoom gàddaay nañ sa Médine ba pare te ñaari weer jàll nañ ginnaaw la grand serment d'Al-Aqaba. yonent bi dugg na ci këru Abu Bakr fi ñaari doomam yu jigéen ñi nekkoon Aïcha xale bu ndaw ak magam Asma mi toogoon ci wetam. yonent bi alayhi salaatu wasalaam xool na leen te ne génne leen oo Abu Bakr ndax ab secret laa lay wax benn mbir bu sérieux mbir bu ma la war a wax te dafa war a des rek sama diggante maag yow. Abu Bakr xool na kon doomam yi te ne oo yonent yàlla samay doom rekk leen dafa bëgg a wax ni que ni ñoom ñaar duñ problème mën nañ waxtaan seen kanam am nañ bàmmeelu biir duñ wax kenn lenn. si la yonent bi alayhi salaatu wasalaam décidé wax kon nee na oo Abu Bakr yàlla màgg mi nangul na ma voyage te gàddaay léegi heure gàddaay gi jot na léegi la aventure bu gën a rëy ci histoire communauté bi di tàmbali. Abu Bakr intéressé wu na kon ci beneen mbir te la mooy mbir bu ëppal solo Abu Bakr laajte na est-ce que mun nañoo ànd oo yonente yàlla yonente bi tontu waaw Abu Bakr mun nañoo ànd oo Abu Bakr. si la Abu Bakr nekkee di jooy Aïcha nee na mosuma woon gëm ni que ni ab nit dina jooy ndax mbégteel ba ma gis sama papa jooy ci bés boobu. Abu Bakr mi toog ci biir këram toog na te jooy na mu ngi doon jooy mbégteel mu ngi doon jooy bànneexu gunge yonenteem xaritam ci voyage am aventure bu gën a rëy te gën a dangereux ci histoire communauté bi préparé woon na sax ngir voyage boobu nee na oo yonente yàlla préparé naa ñaari mala ngir voyage bi tànn ci bi nga bëgg. Abu Bakr luwe woon na tamit service su benn guide mooy bu Abdallah ibn Urayhid. après réunion boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dellu na te dem ñibbi. waa Xuraysi amoon nañ lu leen doy ndax saxaaba wu yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam jëloon nañ seeni jabar seeni doom ak seeni njaboot te génnoon nañ Màkka te loolu daan jouer certainement ci notoriété waa Màkka ak tamit ci bu waa Xuraysi ci wetu yeneen askan yi. nitu Xuraysi yi décidé nañ kon dajaloo ci benn kër bi ñuy woowee la maison des conférences invité waale kilifoo bépp askanu Xuraysi ngir ñu décider li ñu war a def Muhammad ak ay saxaabam ak ngir ñu trouver ay solution pour mën a génn ci crise bi leen daloon. chef yi noble yi tàmbali nañ dajaloo ba ni am màgget di ñëw ci ñoom ab màgget bu ñu xamul woon laaj nañ ko yow la kan mu tontu benn chef waa Najd la te lu tax nga ñëw dama dégg ñuy wax seen réunion bi te ñëw naa ngir jox leen sama avis ak ay conseil si lañ ko dalalee kon seen biir sànq ñu xam ni que ni kooku nekkul woon ab nit waaye iblis la ci boppam dafa soppaleeku woon ab màgget ngir mën a fekkee réunion bu ëpp solo ci histoire waa Xuraysi benn réunion bi doon décider seen ëllëg la lañ war a def oo yéen nit yi la lañ war a def Muhammad si la Abu al-Aswad newee je pense que ni dañ ko war a expulser génne ko dëkk bi dàq ko comme ça ñu pare ak moom. Iblis mi soppalekoon ab màgget tontu na ndax yàlla loolu du pexe bu baax xam ngeen bu baax ni que ni làmmiñam ji dafa neex te dafa mën waaraate bu waxee ak benn askanu arab dafay nar a dajale mbooloo ñu ànd forog moom ngir xeex leen si lañu relancer kon débat bi te nekk di waxtaanaat. Abu al-Buxtari nee na am naa beneen pexe te la mooy sa pexe li ma gis mooy ñu takku ko tëj ko ci benn bërëb bu sori nit yi. Iblis ak melokaan am màgget nee na ndax yàlla nekkul pexe bu baax tamit ba tey te lu tax baaxul boo leen defee loolu sax ay kàddoom dinañ yegg ci nit ñi te dinañ ñëw ngir libérer ko kon nekkul pexe bu baax. si la kon nit bu gën a yées ci askanam Abu Jahl décidé wax nee na seen ay proposition baaxul waaye am naa solution bi te la mooy solution bi mu ne leen nañu invité ci askan bu nekk ku ci ëpp doole ëpp fit te gën a noobul ñu jox ku ci nekk ci ñoom ab jaasi bu ñaw te ku ci nekk ci ñoom dafa war a pare lool te bañ a loxal te ak ab jaasi rek ci bépp loxo dañuy wër Muhammad dañ koy wër te jam ko ni benn nit kese comme ça deretam dina tuuru ci askan yëpp. si la Iblis newee pexe bu baax bi la lii sagesse la sa ci boppam que ni deretam tuuru ci askan yëpp su boobaa kenn du mën a fayu rey ba ñu ko rey. yéeféer yi d'accord nañ ci def seen plan ci guddi gi heure bi jot na yàlla màgg mi xamal na yonenteem jaarale ko ci Jibril alayhi salaam o Muhammad bul nelaw tey ci guddi ci sa kaw lal. Jibril alayhi salaam yëgal na ko te yonente bi jubale na ci saasi ci Ali ibn Abu Talib te digal na ko mu jël palaasam ci lalam te muuru ak mbàjjam
criminel yu mag yi déggoon nañ Abu Jahl jiite leen te ñoo ngi tolloon ci 11 nit ku ci nekk ci ñoom yore woon na ab jaasi ngir rey yonent bi ak benn jam rek comme si que benn nit moo rey na ku nekk ci ñoom jam ci même moment ngir deretam mun a tas ci askan yépp seen complot ngir rey la tëj la wala dàq la. ci guddi googu waxtu bi jot na lam mooy xew dañu bëgg a rey yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que yéeféer yi dañu réussir seen plan ci guddi googu est-ce que dañu rey Muhammad wala boog yàlla màgg mi day sauver yonenteem yéeféer yëpp dajaloo nañ 11 nit Abu Jahl ubbeeku na di wax di saltel ak di kokkali nee na oo yéen waa Xuraysi oo yéen nit yi Muhammad mu ngi leen di dégg ni que ni boo leen ko toppee moom arabe ak non arabe yi te boo leen deewee di ngeen may tool comme yenn sa zorra ni Abu Jahl moo nga doon kokkali na ko te ne ci guddi gi ñun ñoo koy rey ci même moment bi Imam Ali cousin Muhammad tëdd na ci lalu yonent yàlla bi da doon sacrifié wu ngir moom da doon joxe propre dundam ngir yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam. après yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na ci yéeféer yi jubali ci ñu ko doon xaar ak ay jaasi seeni ay loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam jubali na ci ñoom te tari na kàddu yàlla maa ngi mi seen kanam te ci noonu lañ jotulee mën gis yonent yàlla bi kenn ci yéeféer yi gisu ko amoon na 11 nit yi ko doon xaar te yonent bi tubb na suuf te teg ko ci bopp ku ci nekk ci ñoom après mu daldi dem. am na ku doon romb gis na loolu dem na ci ñoom te ne lan ngeen di def fii Muhammad la ñuy xaar bu génnee dañ ko rey mu tontu yéen a wooye de loo leen di wax nii Muhammad génn na def na suuf seen kaw bopp yi te dem na waaye kenn ci ñoom gis ko kenn yàlla teg na comme benn rido seen kanam benn rido bi leen tere ñu gis gumbaloo nañ leen te gisuñu Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis nañ suuf seen kaw bopp yi yëru nañ ci biir kër gi fogoon nañ ni kenn yonent yàlla bi lañ gisoon mu tëdd ci lalam waaye en réalité Imam Ali moo fa doon nelaw xaar nañ ba fajar te bi fajar jotee dugg nañ ci biir kër gi te fekk nañ fa kon Ali ibn Abu Talib xoolante nañ te ne ki romb sànq dëgg la doon wax xoolal ma pexew yàlla maa ngi mi ak nu mu lanculoowee seen complot te aar yonenteem alayhi salaatu wasalaam. yonent bi alayhi salaatu wasalaam jubali na ci këru Abu Bakr kooku moo ko doon xaar jubali nañ ñoom ñaar ci benn montagne bu amoon benn grotte bu tudd la grotte de Chawru ci suuf Màkka balaa ñoo dugg ci grotte bi Abu Bakr saytu na grotte bi avant yonent yàlla bi te fekk na fa ñaari terrier maanaam paxu kaña jinax jaan wala leneen ci la muuree kon benn bi ak ay yéreem beneen bi mu muur ko ak tànkam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg na kon ci grotte bi toog na ci wetu Abu Bakr te dafa sonnoon lool ci la tegee kon boppam ci tànk Abu Bakr te nelaw ci moment boobu benn gunóor bi ñu xamul màtt na Abu Bakr ci tànk te yëg na métit bu rëy waaye yëngatuwul ndax bañ a yee yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ay rongañ génn nañ ci bëtu Abu Bakr te dal ci kanamu yonente yàlla bi mi yeewu laaj na ko lan moo la dal oo Abu Bakr mu tontu dara oo yonente yàlla ma ne lan moo la dal laa wax dafa am lu ma màtt ci tànk ma xool fi mu la màtt xool na góom bi ñaan yàlla te ëf ci tànk bi ci noonu wér na yàlla bég ci moom. ci moment yooyu yéeféeru Xuraysi ñoo ngi doon wër ba tey yonent bi ak Abu Bakr ñoo ngi leen doon seet te wër nañ ci Màkka bi yépp sans gis leen ci lañ décidé kon dem wëri ji li wër Màkka yéeféeri ak seen ay fas yegg nañ ci wetu gorotu Chawru bi yéeféer yi taxaw nañ tout près yonent bi ak Abu Bakr ñoo ngi woon ci biir Abu Bakr tin na lool te ngir kan moo tax mu tin na ngir yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi laaj na ko lan la oo Abu Bakr mu tontu bu kenn ci ñoom xoolee ay tànkam dinañu gis oo yonent yàlla il suffit que kenn ci ñoom wàccee boppam ngir gis leen ci biir gorot bi ci la ko yonent bi newee kon loo xalaat ci ñaari nit yàlla ñetteel leen bul jaaxle oo Abu Bakr ndax en effet yàlla gumbaloo na yéeféer yi gumbaloo nañ leen te dem nañ sans gis dara. ci instant boobu Abu Jahl jubali na ànd ak benn groupe ci këru Abu Bakr fëgg na bunt bi te Asma doomu Abu Bakr tëj na laaj na ko ani sa papa mu tontu gisuma ko mu insisté waat gisuma ko xawma fu mu nekk ci la ko kon mbéjee te loolu waddaloo na jaaru noppam te nàcculoo kanamam Abu Jahl dem na wëri ji yonente yàlla bi ci bërëb yépp. maamu Asma baayu Abu Bakr Abu Xuwayfa ñëw na ci kër gi paa bu màgget la woon bu ay bëtam neexul woon
dem na ci sëtam Asma te ne ko gis naa ni que ni Abu Bakr nekku fi te bàyyilu leen xaalis. Asma tontu déedéet bàyyil nañu ay mbir yu bari te baax te dugal na ay xeer ci poosu benn yére mu jaarale ci loxo maam ji mu làmb ko ngir gëmloo ko que ni xaalis la woon. ci la ko maam ji newee kon bu leen bàyyilee lii kon def na lu baax. Abu Bakr jël na xaalisam bi yépp ngir koosu yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam te bàyyilul njabootam ji dara. ñett fan a ngi nii que yonent bi ak Abu Bakr nekk ci biir grotte bi kan moo leen di toppatoo xanaa famille Abu Bakr bi. Asma moo ngi leen doon andil ñam bi bu dee Abdallah doomu Abu Bakr da daan des Màkka dafa daan des ci journée bi ngir dajale xibaar yi te bu guddi gi ñëwaan da daan dem ci papam ak ci yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam da daan dem ci ñoom ngir yëgal leen li daan xew yépp Màkka ak li waa Xuraysh daan def. kenn ki doon liggéeyal Abu Bakr moo ngi tudd Amir da doon doxantoog xar yi ngir nëbb trasu tànk doomu Abu Bakr yi. bu dee waa Xuraysh dig nañ benn neexalu téeméeri giléem ngir ko andi Abu Bakr ak yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam. léegi nag jot na ñu génn ci grotte bi te jubali Medine dëkk yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam. Abu Bakr préparé na ñaari mala ngir gàddaay googu nee na tànn ci bi nga bëgg oo yonente yàlla. yonente bi tontu ñaar yëpp yaa ko moom. déedéet ndax yàlla oo yonente yàlla yaa leen moom. Asma andi na leen ñam bi ngir seen tukki bi waaye amul dara lu ko mën a takkee ci mala yi ci la daggee kon ceinture bi ngir takkee ko ñam bi te ci noonu lañ ko tuddee la femme aux deux ceintures. dem bi jot na ngir yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ànd ak Abu Bakr jot nañu dem ngir seen voyage bi ngir aventure bu gën a dangereuse te gën a rëy ci histoire jullit yi. yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xaritam Abu Bakr as-Siddiq jël nañ seen malay te dem nañ Abdallah ibn Urayqit gi na leen te yàlla màgg mi aar na leen avancé nañ ci kaaraangew yàlla màgg mi sa Màkka jubali Medine. Xuraysh ndax bëgg rek jàpp yonent bi ak xaritam wala rey leen dig nañ benn neexalu téeméeri giléem ci képp ku leen andi moo xam ñuy dund wala ñu dee te boroom fas yi gën nañoo sawar ngir neexal boobu. te bi kilifa yi gën a mag ci bi waa Xuraysh toogee ci ñoom amoon na benn nit bu tudd Surayka ibn Malik te ci noonu kenn ki doon tukki jóge ci biti dem na ci waa Xuraysh te ne ba may ñëw fii gis naa ñetti nit foog naa ni Muhammad la ak ñaari saxaaba mi. ci la Surayka tontoo te xamoon na bu baax que ni Muhammad la woon. déedéet du ñoom famille sàngam bi la gis naa leen ba ñuy génn bëgg na la nëmal waa Xuraysh te leeroon na ko ni que ni ñoom Muhammad la woon. daw na dem këram ngir jël jaaseem te yéeg ci fasam jubali na ci bërëb bi tukkikat bi waxoon gaawantu na te topp na yonent bi ak Abu Bakr jubali na ci ñoom bëgg leen jàpp ngir am neexal bi waaye saa bu jegewaan yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ak Abu Bakr fasam bi daraan daanu ay tànkam dañ daan jaxasoo mu daanu ci suuf jugaat na jubaliwaat ci ñoom waaye saa bu leen jege rek ay tànk fasam dañ doon jaxasoo waat mu daanuwaat ci suuf. Abu Bakr mi ragaloon ngir yonente yàlla bi moo ngi doon gën a tiis ci la kon yonent bi tourné te ne ko o Abu Bakr loo xalaat ci ñaari nit yàlla ñetteel leen. Surayka gis na ni kenn du dab mukk yonente yàlla bi ak ñaari saxaaba yi ci la leen kon yuuxoo fu sori te wax ak ñoom te décidé nañ xaar ko. Surayka dem na kon ci yonente yàlla bi xamoon na bu baax que ni amoon na ab mbir bu jaarul yoon que ni yàlla moo ngi leen doon aar te que mënul leen woon a jàpp. ci la ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam amee lu mu ko proposé nee na ko dellul fi nga jóge o Surayka dellul ci sa ville ci say mbokk te bul ñu boole bul leeral waa Xuraysh ci ñun ak ci yoon biñ jël te la laa ciy gañe man di nga am la mu Kisra yi moom moo nekkoon buuru empire bu gënoon mag ci jamono jooju te yonent bi nee na ko di nga am ay lamam naka la yonent bi mu ne xam loolu bu nekk woon rek benn révélation bi ñu ko xamal. Surayka nangu na proposition bi te dem na ñibbi. Surayka mujj na dugg ci islam après mu bokk ci armée Umar bi nangu empire perse bi te biñ joxee Umar ibn al-Khattab la mu Kisra yi woona ci armée bi ani Surayka ci ñun la war a nekk forcément te biñ ko andilee Surayka nee na ko promesse yonente yàlla bi la mu Kisra yaay borom. Surayka dellu na Màkka te waxul dara ci li mu xamoon ci yonente yàlla bi après yonente bi ak ñi ma àndaloon ak dem nañ ci kaaraangew yàlla mu màgg mi sa Medine fu leen ñëpp doon xaar ci yoon bi yonente bi ak ay saxaabam xiif nañ te mar seen nañ fu sori benn tànt te ci biir amoon na nit
yonent bi Abu Bakr ak ki leen doon gide jubali nañ ci tànt boobu biñ ñëwee fekk nañ fa benn jigéen ci biir tànt boobu yonent bi tàmbali na ci nuyoo yi après mu ñaan ko lekk ak naan femme bi tontu ab atum noor la amul dara lu mu leen mën a jox yonent bi gis na benn xar bu sew te faible bu amul woon meew ci la laajtee kon la moo dal xar bii de toppul yeneen xar yi te amul meew mënu sax topp yeneen xar yi mën naa ko ratt waaye weenam yi amul dara yonent bi newaat ko maa ngi lay ñaan sa permission ngir essayer jox na ko permission waaye xamul woon ni kenn ab yonent yàlla la woon yonent bi ñaan na yàlla jaarale loxoom ci weenu xar bi te tàmbalee na ratt te ci noonu rek ay weenam fees na meew ndax ay tawféexu suñu boroom ci yonenteem Muhammad alayhi salaatu wassalaam ratt na xar bi ba mun see sax feesal ab siwo naan na ci meew bi ñi mu àndaloon ak naan nañ ak ku jigéen gi après sol na seen guddi yi ak meew te weenu xar bi feesaan na comme si que mësuñu ko woon a ratt ndax tawféexu yàlla ci yonenteem Muhammad alayhi salaatu wassalaam ku jigéen ki waaru na la moo xew nii naka la defee lii ginnaaw bi yonente bi demee ak ñoom Abu Bakr jëkkëru ku jigéen ki ñibbisi na te nettali na ko li xew mu laaj ko ñooñu ñan lañ woon femme bi xamal na ko ni kenn ci ñoom meloon ci la ko ne foog naa ni kenn Muhammad la ak saxaabam bi kenn mënul def loolu ku dul Muhammad yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy woon ba tey ci yoonam jubali Medine dëkkam bu bees bi ginnaaw bi mu fa jógee tiis di xoolaale Màkk yonent bi nee na ndax yàlla yow yaay dëkk bi ma gën a bëgg bu sa ay nit obligé wul ma woon ma jóge fi duma fa mës a jóge te dem na ak kaaraangew yàlla màgg mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ngi ci yoon jëm Medine naka la ko waa Medine di gàttandoowee naka la ñuy gàttandoowee yonent bi ñu yàgg dégg ay waxam te mësuñu ko gis fal la yonent bi di dal bu ñëwee te naka la jullit yu jóge Màkk di jànkonteel ak sa Medine ab feebar bu leen di sonal lool naka la ñuy tabaxee jumaaw yonent yàlla bi sa Medine naka la ñuy tabaxee jumaa ji fi gëléem gi toogoon naka la waa ansaar di dundee ak jullitu Màkka yi sa Medine te naka la juif yi di comporté woo ak yonenti yàlla bi alayhi salaatu wassalaam loolu la ñuy gis ci épisode 13 bii di ñëw inchaa allah Muhammad alayhi salaatu wassalaam li moo nekkoon épisode 12 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partage ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.